14 juin 2022 jërë ngeen jëf mbokk internet yi nga xamante ni yéen safoo di seetaan seen site bi di DS Prod USA di am toujours mbégte contentement saa su nekk di ànd ak yéen ci suñu programme jamono ji nag ñoo ngi toog fii ci Wakaam ci koñ bu sell bi wax dëgg neex yàlla koñu Lebu wi noonu ne nag la ñuy amee mbégte saa su nekk di lundi au jeudi incha allah comme ni ngeen ko bëggee rek saa su nekk ñu ànd ak yéen ci lépp loo xamante ni rek fës na ci actualité nee naa leen fépp fu waaye mënti nekk ak képp koo mënti doon rek li nga soxla dinañ leen ko indi tegal leen ko ci plateau bi waaye nag duma ci weet benn yoon dama ciy daal di ànd ak sama maman Aïcha ak soxna Mati bi nga xamante ni kenn dootu ko présenté comme j'ai l'habitude de le dire donc mbokk yi dañ leen di daal di bàyyi rek ñoom ñaan ñu daal di nuyoo le temps ñuy ñëw dugg ci li nga xamante ni mooy actualité de la semaine maman Aïcha ñoo ngi lay nuyu say soppe ñoo ngi lay nuyu Fifi maa ngi lay fay. maa ngi lay fay naka suba si. waaye nii sant maman tey dafa mel na ngaa biddanti. Mati naka suba si. waaw suba baa ngi nii rek. ñi doon nelaw yeewu dal si ñi doon dajaku ñëpp yeewandoo looloo ma dal tey rek. biddanti nga de. waaw di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu samay fans ñi may seetaan di sant yàlla daal di julli ci yonent bu tedd bi sangu-sang yi sallallahu alayhi wa sallam di ziar ak lu Mbàkke ak lu si waa kër maam Cheikh Rafal di ziare waa Njaasaan Cheikh Bunaama Kunta ak waa këram di ziar ñëpp di ziar waa Mbàkke bool ga ma jógee di ziar waa Cité Sonacos di ziar ñëpp daal di ziar sunu sëriñ Cheikh Roxay Fall borom digal di ziar nag DS Production ki waral mbaboor mi liw bi ngelaw li la amati dëgg la dafa mel de maman yow ñoo ngi ay lunettes gis nga ko de. sa mbos mooy original wala sa bos. non boo xoolee sama amoo faux bi. non Gucci yaa ngi nii. ah waaw aale ma ko jox de. xaaral suba ma dem uti. yow tamit ko da waaw wax nga dëgg de ñett lañ de ci aale lu net. waaw. commercial après nga jaar commercial. waaw dinaa Mati ñu ngi lay merci beaucoup Fifi ñu ngi lay fay tamit di la nuyu di nuyu maman nuyu internetu DS Prod yi comme niñ ko baaxoo di defee gannaaw bu ñu duggee ci prison yi ak hôpitaux yi ñaanal leen suñu borom teggil leen yooyu leen nattu waaye ziar kilifa diine yëpp kilifa aada yi ñaanal leen waaye dellu sàkkuwaat ci ñoom ñaan damay profité rek di ci ziar bu baax a baax ma Abdou bu suñu papa Serigne Mbaye Sy Abdou di ko ziar foofu ca Tiwaawan ziar képp koo xamante ne yaa ngi yeewoo foofu ak bépp këru diine rek di leen wax ne doorati nañ macha allah. ba yaa ngi ci jàmm. waa tey moom ça va. mais tey yow tamit bët yi dafay lamsal. waaw xam nga rek. maman mu ngi lay kii bi la est-ce que du mu ngi lay jiit ñàkk nelaw maman. non te moom mujjee ñëw lu ma jaaxal. moo ma jaaxal moom tey amee na fi amaan. mag laa mag buur la lu ma yàlla moom mag buur la dégg nga. kon baal nañ la. d'accord aja merci beaucoup saa su nekk nii lañ koy defee dañuy boole lépp loo xamante ni nag loisir la ak utilité yu daal koy indi fii ci plateau DS Prod du lundi au jeudi di leen ko wax mbokk yi fu mu toll nii nag ñoo ngi ci phase diffusion waaye dinañ tàmbaleeg yéen ci direct yi pour permettre leen yéen internautes yi ngeen mën a dugg live and direct ngeen jot Mati wala ngeen jot Mama Aïcha wala ngeen jot Fifi ñu daal di waxtaanee lépp loo xamante ni rek soxal nañ leen tey jii nag dañuy waxtaanee wàllum insécurité bi nga xamante ni moo am ci dëkk bi au pire nag li nga xamante ni moo gën a yéeme te comme ni ko taamu di waxee rek suñuy internautes ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci réseaux sociaux yi te mënuñ jottali askan wi ñoom lañ fi toogal li vidéo bi nga xamante ni moo nekk jamono ji di lëmbe askan wi mooy cambriolage bi nga xamante ni gis nañ ko fële ci Kër Massar waaye li ca gën a bees mooy dañoo gis auto sapeur pompier la gars yi utilisé donc loolu mooy nekk biu sujet bi ak Kaliphone Sall bi nga xamante ni yàgg saaga loolu suñu président de la République monsieur Macky Sall ak ki nga xamante ni mooy soxnaam di Marème Faye Sall ñu gis beneen facette ci moom maanaam du fi jóge ci opposition dem ci pouvoir mais bu ko jógee woon ci anam bu rafet sax ñu mën a wax waaye ku daan saaga dem léegi ba lay tagg mu nekk loo xamante ni tamit sénégalais yi tamit jaaxal na leen trop beneen ba ca topp ci ñu war ko waxtaanee mooy wàllum Pama Dieng bi nga xamante ne artiste la di doom ci Ndiouga Dieng di rakk ci Momo Dieng ak Sabel Dieng ñu gis ko ci facette bi nga xamante ni yàgguñ ko ci gis il a toujours été correct ci ay œuvre am ñu gis ko nag mu war a am lu mu génne pour créer buzz parce que noonu lañ ko mën a jàppale sama frère la et tout mais on sait que ni buzz la bëgg créer et tout de telle sorte que mu sol yëre boobu sénégalais yu bëri ŋàññi ko ci dinañ ci waxtaan aussi chacun est libre de faire ce que tu veux mais sénégalais yi rafetlu wuñ ko beneen bi ci topp également mooy Mathio mi nga xamante ni génn na àdduna su toll nii moom malaaka mawti yaramam bi tàng na lool mama voilà Mathio waaw di xarit ci Thione Seck Mathio waaw Ismaïla Fall waaw
si maman ba danga koy waaw. soog a yëg. gaañu na waaw tey ci yëg suba tey lañ ci information jot. kooku sama kóllëre la moom Zakaria moo njëkk a gaañu. samay kóllëre la ca Ndakaaru bu njëkk bi. ndeysaan. d'accord donc na ko yàlla xaree jannatul amin firdaws. amin amiin. amin yaare bi donc mën nañ ci commencer rek parce que dañuy jàll foofu rek après ñu avancer génnum àdduna Mathiouma lan nga ciy wax kullu nafsin zaa'iqatul mawt. dëgg la. ndegam Seydina Muhammad dañu Sëriñ Tuubaa maam Alaaji Maalik gëm nit ñi mais Mathio de nit ku baax la man de bi may gimmi di ko xam nekk jeune fille vraiment xaw ma ko ci lu dul jom ak fulla ak fayda moo seexal ñoom ñaar dañoo nuroo yëkkatil tuuti ñoom ñaar dañoo nuroo woon nuroo goo nga xam ne kenn mënu leen a xàmmee ñoom ñaar Mathio kat Mathio ak Zakaria d'accord Zakaria Fall ay seex lan Mathio seex la d'accord waaw vraiment ma di ko jaale nag Sénégal yi yëpp muy kóllëre coon nag ca Ndakaaru gu njëkk ga kóllëre gu yàgg parce que Thione Seck ci la ko pratiquement ñu bari way na ko Mathio way na ko muy nit ku baax nit ku fi def lu baax vraiment di ko jaale ay doomam fan yi la passé rek maa ngi taseeg doomam di ko jaale Ba Fall sama frère boo xam ne ci sa dëkk doom Pa Mor Khoudia Fall tey Ba Fall nu mu mel Mathio la waaw tey nag moom wax dëgg yàlla am naa lu ma metti am naa lu ma bett waaw déggoon naa nag dafa feebar mais nit ku baax la nit ku am kóllëre nit koo xam ne day jàpp te du bàyyi ca Ndakaaru gu njëkk ga la Mathio waaw ba pare du tey comme ni nit ñi mel rek tey xëy suba rek tekki déedéet Mathio dafa ñor tàbbi ngësam indiwu ko waaw ba muy ànd ak coon booba mi ngi tedd di am li mu war a am ci réew mi di liggéey liggéeyam mel na mu war a mel xaw ma lu dul ci moom baax ak nu mu tuddati solidaire serviable généreux loolu laa xam ci moom yàlla na ko yàlla xare jannatul firdawsi ma di ko jaale nag waa Sénégal gi yëpp yëguma ko woon macha allah yëgal nañ la ko alors Mathio loo xam ci loolu waaw comme li maman Aïcha wax rek parce que man père Mathio mën naa wax sax ne xaw ma ko mais xam naa ko à travers Papa Thione di ko jaalewaat encore une fois képp koo xamante ne rek famille nga rawatina famille Thione Seck parce que nag xaritam la woon ndax ci way bu rëy boobu mu ko woyoon muy Mathio ci la ko ñu bari xamee xam naa ni tey ndeysaan Wally Ballago Seck xel mi dina demati ci Papa Thione parce que Mathio wóolëre Papa Thione la woon ñu ngi koy masawwaat bu baax vraiment macha allah mu nekk koo xamante ni comme ni ko maa waxee rek war nañ war a mën a gëstu ay œuvre am lan la jot a def ci Sénégal parce que day am ñu bëri fu mu toll nii ma ca Dakar bu njëkk ba la ñun xale yi nouvelle génération bi duñ leen xam bu baax voilà bu baax de parce que am na ay borom kër yoo xam ne tey ñu ngi yor seen jabar Mathio leen wutal liggéey ba nu am salaire d'accord macha allah donc loolu am solo la Mathi ñu dem nag ci li nga xamante ni nag mooy débat bi mooy le cas de Khaliphone Sall mi nga xamante ni sénégalais yëpp jàpp nañ ni dafa waxeet sénégalais yëpp jàpp nañu du homme de valeur sénégalais yëpp jàpp nañu wax dëgg neex yàlla benn but la amoon mooy ñu recevoir ko jox ko xaalis bu doon daf ko defoon ci anam bu rafet mooy mën nga casser droit Mathi mën nga wax lu la metti mais doo saaga ndayu kenn doo saaga baayu kenn doo saaga famille kenn mais boo xoolee ci internet bi nga dugg tàppe Khaliphone Sall ay saaga nday ngay ñi ko gis ci moom te adressé wu ko woon kenn ku dul le président de la république ak ki nga xamante ni mooy soxnaam ak ki nga xamante ni mooy ay njabootam récemment ñu gis leen Paris mu toog ak première dame vidéo yooyu lañ di ko gis bu mu toogee ak moom di ko taggal yaayam di ko taggal papaam ci koo xamante ni moo doon taggal yaayam di taggal papaam ñu gisaat ko également moom kese ak le président Macky Sall mu koy tagg genre wax ko tamit ñoom ñaar ñoo bokk sant seen sàll bi ñoo ko bokk nda do ko bandoom comme ni ko maam di waxee maa di nga koy waxee mu nekk loo xamante ni nag sénégalais yëpp daf leen metti parce que kenn la woon ci activistes yi nga xamante ni sénégalais yi dañ ko respecté woon à travers lu mu doon kaas léegi nag est-ce que maam yow laay ñi ko laaj dool balaa may ñëw ci Mathi est-ce que góor dina wax di tegg ay waxam déedéet as góor
bala moo gore ah day góor ci ngor ba noppi ngor da nga koy judduwaale nu mooñaale la ko waajal la ndax boo juree sa doom nekk nit ku yiw nekk nit ku baax war nga ko mën a yar ci beneen anam budul muy saaga ndax di nga dégg sa doom saaga nga ree naan laay mi ngi saaga la yow kii day saaga waate di def nii ku mu gis saaga la ci bas âge lañ koy commencé da ngay gis xale bu ndaw gis mag naan ko dama lay noq wala mu xàcc dóor sa yaay naan la doo bàyyi kii daal di ree bu njëkk sa doom bu waxee lu rëy gros mot da ngay jàpp ci noppam dugg kaata dugal ba ci biir néeg teg ko ci benn ruq pini ko soo ko defee ñaari yoon privé ko liberté am loo ko wax da cay jaaraat xale du dégg mais du dégg de mais day enregistré waaw déggoo ñu ne xale du tricher dëgg la magum jëmm mu toll ni Kaliphone Sall waaw taxaw di saaga président de la république di saaga jabaram pardon ba mu neex ko mu gis leen wëlbatiku taxaw di leen tàgg loolu bokkul ci dignité ak personnalité dignité ak personnalité bu ko nit ki amul rek da moo ko néew bi xam nga ngay dund te deewoo loolu dara jaru ko ci àdduna mais Marème soo ko gisee ni mu ko defee uuf ko di ko ree man foofu bu doon man sax damay dee wala bu ma damay jóg daw dootuma fa taxaw mais Marème est-ce que waroon na ko uuf ci koo xamante ni moo la doon daggal pardon Sénégal Marème nin ko yare Marème nin ko yare la rek waaw jabari président de la république la ndey ji seex la njaaxaanay lay tëddee am na ñoo xam ne tey su doon ñoom la du leen ñemee jublu sax bay wax ak ñoom wala bu ñëwee mu kii leen tey bu fekkoon ne Marème Faye Sall Kaliphone Sall dafa ñëw ci moom jege ko di ko wax mu toroxal ko wala mu jaarni ko bu subaa duñ bind Kaliphone Marème Faye la ñuy bind di ko wax lu bon di ko saaga daf leen a won ne leen àdduna du dara àdduna amul solo yow yaa may saaga yaa mel noonu nit ki ni nga mel du noonu nga noonu nga mel de ni nga jëfe noonu nga mel waaw waaye nag nit ku ñuul alal jaral na ko ngorom li Ndeye Marie Ndiaye way alal jaral bu mu la jaral sa ngor nga yàbbi di ko lekkaat taxaw di saaga nit ki ndey benn du respect bokkul ci civilisation mag mu toll ni moom jóge Sénégal dem Europe googu ne day vivre waroon naa mën a am tuuti civilisation sax ci dëkk boobu mu nekk sax jàng ci ñoom waaw activiste la na wax li ko naqari c'est ça su demee ba gis lu ko naqari am na droit kaas ko mais bu leen saaga ndeyu jaambur Macky Sall yaayam du seen moroom nan waxante dëgg rek te yàlla tax Macky Sall gi déggoo mu génn di saaga kenn wala jabaram di saaga kenn wala nga gis ay doomam di saaga kenn bët nag bu rusu toj Marème Faye Sall moom wax dëgg yàlla su may wax dañ naan ay dóor la dañ ko war a rus ci lu baree bari ndax xam nga lu tax lépp lu mu yëg ci lu metti ci doomu aadama bi ci askan wi munta war a li ñëpp mais dina ko faj ndax munta xëy suba di gis ñëpp tey ji bu génnoon tey yore saagub xaalis di ko séddale ñu ne ma ngay yàq xaalisu réew ma ngay jël xaalisu askan wa ma ngay def nangam ak nangam yaa ngi may déglu nga feebar mu yóbbu la di la faj ñu gis ne Marème Faye Sall génne na ay millions mi ngi faj nit ki ña ngi koy saaga xaalisu askan wi xaalisu kii bi di xaalisu ki mi ngi dimbale ay nit di jot ay njot ji bakkan di jot ay ruu di def lu baax wax fa dëgg yàlla man gisuma loo xam ne nii safaan bu mu def ba ma taxaw man koo mën a wax soo nekkee ci opposition bi àndal ak opposition bi soo nekkee ci pouvoir bi àndal ak pouvoir bi man ngaa wax nag lu la naqari waaye ay dagg saagay ndey ay wax ju ñaaw dafa rafetul am na ñoo xam ne nag kenn du leen laal doom yoo xam ne barke maam Cheikh Rafal soo taxawee saaga leen wala ngeen wax leen lu bon balaa ngoon a jot di nga ci teg seen bët dañuy gis nag nit muy dem duñ ko xam sénégalais xamul lu la yàlla moo ñaale xaritu yàlla yi bari nañ ci doomu aadama yi te ñi ci gën a woyof mbubb la ñi yàlla gën a teg nattu nu gën a pauvre ñooñu la yàlla gën a fonk ndax mu ngi leen teg nattu ba xaruwunu demunu yalwaani defunu dara ñi ngi toog ànd ak seen ngor c'est important ñoo ngi ñëwaat ci yow Mati yow kaawu Kaliphone noo ko gisee Fifi balaa may ñëw ci kaawu Kaliphone damay ñëw si maman bu pare parce que maman comme yow yaa fi teewal waa APR waaw ah bon
information nga waaw joxe mais moo fi moom teewal APR. APR la fi teewal parce que moom nee na APRiste bu mag la. waaw nëbbu ma ko nag vraiment ku nekk nag fu la neex ngay fan. je suis d'accord libre comme mais léegi et Serigne Bara Dolly dans tout ça. et Assane Diouf dans tout ça. et pourtant li Serigne Bara Dolly wax moo gën a bañ a dangereux que li Kaliphone daan def. et ñoom dañoo jël Kaliphone uuf ko. léegi mënuñu woon jël Serigne Bara Dolly uuf ko kon bañ ko dugal ci kaso bi. est-ce que mënuñu woon bàyyi Assane Diouf ñu dem wëri ji ko uuf Assane Diouf. mais kon xanaa réew mi léegi kumba am ndey kumba amul ndey moo fi am. non. waa mais yaay xam nga lan la. waaw boo xoolee nag ma. kaawu Assane Diouf bi ak Kaliphone benn la. Serigne Bara Dolly lu mu wax bon. waaw bu Bara Dolly bi sax mati boobu sax xaw na. gën a doy waar waaye. waa mais. non xaaral déedéet bëgg a joow ñu la xaaral rek bëgg a joow amul non mati xaaral rek man tout le temps dama leen di tranché. le cas de Assane Diouf ak Kaliphone mati. ànd na. dama la koy jox. mais le cas de Serigne Bara Dolly non àndul ak Kaliphone parce que foofu accusation. waaw mais accusation. am nga saaga la Assane Diouf da daan xorom kii du xorom. d'accord mais Bara Dolly dafa accusé. waa léegi dama ne man nga accusé ma. moo ma gënal nga tudd samay waajur. waaw dëgg la ba tey. man soo ma accusé ma bàyyi la ak yàlla. mais soo tuddee samay waajur ma defanteeg yow. parce que foofu boobu tolluwaay lañ am si man. léegi pourquoi ngay protéger sa bopp doo protéger say waajur. mais Kaliphone Sall lu muy def loolu la Assane Diouf daan def. te dañ ko dem jëli mu ñibbisi. ñëw toog Sénégal ñu koy ping pong ci kaso yi. suba ak guddi ak bëccëg. et pourquoi pas Kaliphone. ni ñu def ba invité ko ñu ñëw toog di lekk ak président buñ ko defoon Kaliphone ñibbisi ci Sénégal gii ñu dugal ko ci kaso bi. est-ce que xam nga nan la Kaliphone def ba la ca biir ba loolu feeñ da nga koo xam. waa déedéet warul am lu ci biir xam nga lan la fi fi. si mën na leen a amal tuubal leen def yenn ay action. waa dafa maman te bañ a wane tuub. maman ku mën a wane nit ñu naan la kaay wax ñu cuuraay la ca pale. waaw te sa yoon nekku ci war a mane tuubu doomu aadama bi nga xamante ni dafa taxaw devant tout le monde di saaga le président de la république bi nga xamante ni moom mooy le père de la nation. c'est pas normal. ñun bu ñuy wax foofu la ñuy waxee. gis nga nit ki mooy guy gu dëgg ci moom la. waaw moo tax mani la gis nga nit ki. loo dul wax sa sëriñ loo dul wax sa sëriñ. Kaliphone du taxaw di saaga yaayam wala muy saaga papaam gisagoo leen ko. qu'on se dise la vérité quand même. mais kee da koo accusé loo xam ne dafa ñaaw. waa déedéet dafa am ay doom. am jabar. nga ne ko. këru suuf yi ngay yër. d'accord léegi Macky Sall moom amul yaay. bu amoon waru ko wax mais yaayu Macky Sall bi muy tiim chaque jour di ko saaga ma nag. et yaayu Macky dans tout ça. et papam dans tout ça. kon Macky ban genre nit la. kon Marème Faye Sall yan genre nit lañ. non nit ki nañ waxante dëgg. mais kaay ma wax la benn affaire Mati. ñëwal. nit ki da nga koy bu fekkoon ne loolu kon Serigne Touba du jéggal tubaab yi. loolu. méttital moo gën a métti ay saaga. maman déedéet. xamoo lan la def ci suuf ba du jéggal ko ba invité ko muy. waxuñu maman Fifi xam nga bu ñëwee tey ci cadre Serigne Touba. gisuma fenn fu ñu bindee ni. Serigne bi tubaab yi wax nañu lii waajuram bu jigéen wala waajuram bu góor ñu baal ma ci kàddu yi. déedéet yaa ngi dégg waa déglul ma wax la. waaw kay dañ ko daan mettital man mettital ma Fifi bëgg naa mais sama waajur bu ko laal. yow daal buñ kenn laal sa waajur. bunul mais attends loolu kenn bëgg ko mais kuy laal sa waajur. waaw moo tax gis nga waajur du gis nga man balaa may ñëw ci Kaliphone xam nga man Kaliphone du sama problème mais actuellement le président de la République mooy sama problème ak première dame Marème Faye Sall. yow luñ tekkee sa problème. merci beaucoup Mati ça c'est grave Mati yow mënoo di gérer. waaw doon jégalu amul. déedéet maman du question est-ce que yow gis nga fu Kaliphone jégaloo. wuy ma balaa ñuy ñëw ci toon jégalu dinañ ci ñëw dama bëgg nga wax ma lan mooy sa problème. xam nga lan mooy sama problème ci président. parce que Assane Diouf da daan génn fii di xorom Macky Sall suba ngoon guddeeg bëccëg. xorom yi saf na sap. du dëgg di kaani di poobar. ñu xëy suba jëli ko bitim réew mu ñëw fii. kaso ñu dugal ko fa génne ko. muy feebar di sonn di def na ko sudul noonu ñu koy mettital. waa Kaliphone toog fi mu toog moom tamit di bisaaba ka daqaara ko xorom. di nokkos ñu xëcc ko teg ko ci seen kaw di sinab ak moom ak di ko invité.
qu'on se dise la vérité c'est pas normal kon yëpp yi kumba am nday ak kumba amul nday la man waxuma waxu Kaliphone xam nga am na ñoo xamante ni seen poste moo tax ñuy def mais booy def ndax sa poste am na beneen facette boo mën a utiliser bu dul ay saaga ñoom bu ñuy corriger nañu corriger bépp sénégalais bu nekkul ci dëgg mais du ñu jël protéger kii toroxal kii à ce que je cherche maman Maty fi muy waxee pour ñu leeral parce que des fois nopp nit buy wax il faut nga am dégg-dégg ci waxin bi fi muy waxee mooy fu ñu mënee jël nit déplacer ko mu daan saaga ñu indi ko rapatrier ko ne ko da ngay dem kaso war noonu la ñu waree def les autres sénégalais yépp ñi nga xamante ni ñoo ngi def de la même manière que nit kooku luñ ko def maanaam Assane Diouf da daan saaga ñu jëlee ko États-Unis indi ko kon Kaliphone Sall bu muy saaga waroon nañ ko jëlee foofu mu ne indi ko comme ça sénégalais yépp ñu ñëw yar ko comme ni ñu xam nga man ñu tolloo Fifi nga baal ma tey su ma waxee benn instant dañuy yaakaar ni man dama nekk pour Macky Sall wala nangam non 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 man wax naa la bokkuma APR duma apériste nekkuma tamit ci ñi nga xamante ni ñooy waa Ousmane Sonko wala waa Yewwi wala waa nangam man dama fi nekk pour askan bi gis lu dul yoon ma wax ni lii du yoon bu ko Macky Sall defoon tey dama koy wax bu ko Ousmane Sonko defee dama koy wax mais li dul yoon mooy nga jàpp kii xëcc taf ci sa kaw te dala doon saaga jàpp kee dugal ci kaso yi mu dëkk ci souffrance te dala doon saaga nañu waxante dëgg loolu du yoon ni ñu def ba indi Assane Diouf bu ñu ko defoon Kaliphone ñibbi si fii ci Sénégal man damay protéger le père de la nation. dégg naa am na parti bu lay woo. loolu bàyyi si caaxaan non dinañ ci wax Maty fu mu toll nii ni ngay wax yëpp xam nañ de naan dinañ de ma tey Maty am na fu muy analyser et c'est très bien dama ciy ànd ak moom mais man tamit dafa am loo xamante ni bëgg naa ñu waxtaanee ko. tey jii est-ce que ku nekk rek bu tuubee war nañ ko war a mën a baal. est-ce que ku nekk bu tuubee war nañ ko mën a baal. ndegam yàlla luy tooñ tuubal ko mu baal nu ma sama ak doomu aadama yàlla sax moo gën a mën a baale ko doomu aadama bi est-ce que xam leen lan la Kaliphone def avant lii di am ñu di ko génne ci internet bi est-ce que lijjanti wuñ ko avant ñoom ñuy dem Paris mu tuubal leen wala mu jéggulu leen ba mu war a lii parce que nit ki asgor boo ko jégguloo mu jéggal la mën na noo génne jéggal li mais génne wuñ ko xam nga lan la ñu génne baal bi la ñu génne sénégalais yi bëgg a dal ci kawam naan lu tax mu di ko baal dafa jéggulu est-ce que ñoom Assane Diouf jéggulu woon nan maman est-ce que yow gis nga fu Kaliphone jéggaloo gisuma fu mu jéggaloo déggoo li ma la wax ku sa yàpp bopp réer Maty da ngay laa ko wane wuñ jéggalu bi mais bala ngaa ñënd giléem da ngay jot bakkan ba waaw xamu leen ndax daf koo def avant ñooñu di déplacer normalement ay nit jox nañ ci ay jéego wala dara normalement gis nga du wane njéggal leen kaskee forêt ji ku la tooñ ku re mais Assane Diouf est-ce que jéggulu na gis nañ ko mu tudd Dora Gaye ça veut dire sëñ Bara Dolly gis naa benn frère am taxaw di jéggulu koo jéggulu mu baal la tey Maty su ma ne woon naxañ ci sa tànk bi dëgg laa samay talon daal di gees su xool la nga ne ma ne ma def nag ma ne la baal ma di nga gis sa bopp mais su ma la nee Maty baal ma danga may baal jullit nga xol rek nga am. dëgg la kenn werantewul loolu la mais maman dama ne man fi may waxee mooy gis nga tey nit. am na ay erreur yoo xam ne balaa ngay jéggal borom wan ko ne ko lii nga def du yoon devant tout le monde. fi mu la mais mën nañ koo def te yëgoo ko Maty. waaw déedéet maman tey ni ñu sanctionné Assane Diouf. adduna yëpp ko yëg. mais kee xëy na dafa baalu te kii baalu wul. waaw mais yaay booy bàyyi gis nga nag yaay gis nga yaay. xoolal du xam nga lan la damay APR moo tax. déedéet an kay actuellement nii ni moom. mais am naa droit bëgg ki may bëgg. d'accord mais bëgg la yàlla bëgg ndax sénégalais yaa ngi may déglu. moo tax nag ñu nekk ci dëgg boobu dëgg laay dox ci man ci dëgg laay dox. ci dëgg laay dox. bañ naa ko ba dama naan samay doom lu leen fu la xañ bàyyi leen ko dem du seen wërsëg. bëgg naa Macky Sall yàlla moo ko def ci man bëgg naa jabaram yàlla moo ko def ci man. yaa ngi may déglu te la tax ma bëgg leen xaw ma ko. mais ñoom laa bëgg buñ fi jógee woon sax ñoom laa bëgg. waaw buñ fi jógee woon sax ñoom laa bëgg. waaw. maa am na ñeneen ñu ñëw de. mais sama yoon nekkul ci loolu dañ ñëw man fi mu nekk nii xoolal j'ai 63 ans. yàlla rek laa toog di ko xaar salle d'attente laa nekk. xale yi mujj a ñëw xale yi mujj a juddu ñooy ñëwi ëllëg man déjà mooy loolu déjà màggat kenn considéré wu ko boo demee sax ci Europe bi maison de retraite yi lan lay yóbbu bu keneen ñëwee itam fekk ma fi non problème mais li may wax dama koy wax buñ ma doon rey sax dama naan lii laa bëgg je suis libre comme bonjour ca Paris d'accord man bañaluma ko mbëggeelam mais gis nga dañoo toll ci actuellement
période boo xam ne du question diw da laa ngay jiital sa bëgg bëggeel la. diw laa waaw bëgg jiital bëggeel. moom laa bëgg non question diw laa bëgg Mati foofu dama lay dog dama lay won ne la faral mais Fifi sama yaay kañ la may bàyyi man tamit ma développé day leer nag Mati non confronté leen. man confrontation bi day laa leer la. kii ma leen de faraluma leen waaw. du question dama leen a bëgg moo tax ma di leen faral dëgg laay wax mais Mati ku la balu nga baal ko balu boobu xëy na gisuñu ko mais yaay xam nga kan la gis baal bi leen gis waaw lan moo tax nga bëgg a insister ci waxu baal xam nga tey ay waxu baal ak ñàkk baal waxuñu ko man gis naa vidéo boo xam ne mais nag Mati baal la tax ñoom ñaar ñu toog. waaw léegi déglu ma amul toog foofu toog du Fifi am. Fifi waaw. gis naa vidéo boo xam ne Marème Faye Sall mu ngay ne Californie lan moo tax nga doon saaga président laaj na ko loolu. du ma def ak yow vidéo lan moo tax nga doon saaga président waaw laaj na ko loolu. waaw lan moo tax bi ñu indee Assane Diouf waruñu ko woon wax Assane lan moo tax nga doon saaga président est-ce que Assane dem na Assane ci- sénégalais la comme tout le monde ñoom mani wala toog naa ak ñoom mani ñoom ni ñu def ba Mais toog ak Californie waaw, bu ko léegi defoon xoolal toog ak ku dul Assane Diouf xoola digganteem ak Assane Diouf léegi lépp a tax dara ñaawatul fan dara ñaawatul fan kii kan ak kan. diggante kan ak kan Assane a ngi xorom ba tey. Assane barki démb la mujjee xorom place de l'Obélisque non. maa ngi fa woon Assane a ngi xorom ba tey maa. barki démb boo njaay devant tout le monde man nag déggatuma xoromu Assane ah waaw mais parce que maman déglu woo Assane fi mu ne nii maanaam loolu mu daan saaga léegi danaan xorom naa diw xorom bi lay utiliser xorom. xorom bi lay waaw parce que day bañ ku ko xëccaa dugal ko ci kaso bi comme mbiri kumba am ndey la ak kumba am gis nga man non du ko ma am ndey gis nga man amul ndey gis nga man gis nga dina mettre ma départager leen parce que APR. vraiment kenn non Fifi bàyyil di ma wax ni Fifi keroog la bàyyil yee gën attends bàyyil di ma wax la yoo yee gën yaay fii ku fi nekk jaar nga fi dem sa morom toog nan rafetal soow mi dugge ko ci jabi Sénégal ku ne xam na ne metti na ku ne xam na ne metti na maa leen gën a xam loolu bu baax a baax a baax a baax waaye du lu jóg rek ñu daal di koy xam mais yow daal gisoo lu ñaaw ci Californie. ñu Xam baal nga- ko gisoo ci lu ñaaw yow. ah ci li ñu baal Californie. bés bu set nit def nit lu ko metti mu baal ko mais xam nga lan la yaay xam dañuy nga lu fii war sa a doom bàyyi sax par accident mu dee Xam nga- ngeen dem police ñu ne yàlla moo ko dogal waaw, dëgg la. baal naa ko yoon daal di topp yoonam loolu beneen affaire la waaw waaw gis nga tey ki fiir sa doom amaana mun na ko bañ a tey waaw xam nga nit kenn du ko tey boo dul agresseur wala ngay reykatu nit di ko rey dëgg la dëgg nga yor sa oto xëy suba war a liggéey Ndog dab soo la. sañoon ndog du la dab ci yoon bi Tout à fait, tout à bu la ndog dabee ci yoon bi mënoo lu dul exemple rek laa mënoo lu dul jéggalu waaw moo tax ma day déglu maa moo fi tax ñu waxee nag Mati maanaam bàyyi compliqué bi oui ma nag non day déglu maa fi ñu waxee maanaam fu muy waxee foofu laa nekk ak moom communication bi, waaw. d'accord peut-être boo terminé foofu ñu dem ci deuxième partie. D'accord. laa duma Ndakaaru Waa- wolof laa lay làkk yu mel ni talaata yaay man kajoor ak saalum laa man maa ngi dëkk diggante Ndofane ak Sanc Mbutu ci diggu Kuccee Njaay waaye yow toogal waaw kay ko kër di ba war 7 kilomètres de oh joxante leen ko lii laa bëgg. yaay comprendre wëlbatiku dëkk kajoor du dëgg waaw léegi ku ne xam nañ fi ngeen. waaw léegi kay Mati yeggali léegi li ma bëgg mu xam ko mooy man le cas de Californie daf ma dépassé maa ngi wax ne kii ku nekk di wax ni fii laa dëkk lan ngeen def seen dëkk yi. waaw man xam nga tey sama waa dëkk nekkal naa leen côté communication ba suñu borom indi ma très fii bien. ñoom ñoo ma yebal ne ma demal C'est très léegi nekkatoo pour ñun kese Très bien. àdduna ñoo la soxla ma ñëw fii bon Desprod faciliteel ma loolu ba tey ñu nekk fi ñun ñëpp ñu daje fi ci Desprod tu vois donc am na loo xamante ni quelque chose ba nga xamante ni def nañ ko man nu ngéntee ma xaalisu RTS waaw mi ngi nga ni noonu ma. waaw gis kon nga daal presse fi toog. mi ngi noonu Presse daal fi toog. presse fi toog macha allah mi ngi noonu Mati tëjal foofu ñu daal di dem ci deuxième fi may partie. tëjee Damay mooy signaler. mooy man damay waxaat lancé waat appel ci état que Macky Sall na gën a jox bopp askan bi na bàyyi xel société civile bi tout à fait. na bàyyi xel doomu réewam na leen gën a jox bopp na leen gën a jox bopp na jéem a rectifier ay erreur am te gis nga Californie mii na génn leeral askan bi nu mu demee. naka la demee ba mu war a mën a toog di laaj ay cuuraayu Marème Faye Sall loolu rek bokk na ci yabaate dëgg la loolu rek jar nañu tëj ci nit dëgg la. parce que mais réew démocratie la nekk on est démocrate waa gis nga loolu du yabaate waaw may ko mu daaneel may ko mu daaneel. yeggalil Mati. xam nga tey cuuraay kenn du ci tëj nit mais ca waxin bala waxin la am na loo xamante ni doo ko laaj sa soxna sëriñ dëgg la nañ waxante dëgg dëgg te la. nuy saaga soxna presse loolu ñu koy mi ngi noonu nag léegi yaay ñiy saaga soxna président
ñoom dañoo yebaate. mais laaj cuuraay dara nekk. tey le père de la nation ki nga xamante ni mooy baayu askan bi amoo droit di yëkkati ci amoo droit. dafa am fu sa xel di def. merci beaucoup amoo droit di ko wax yenn kàddu yi. nañu indi Kaliphone fii ci digg Sénégal. teg ko ci place de l'Obélisque bii. mook président de la République ak première dame ñu leeral askan bi li lëndëm ci suñu bopp yi. pourquoi Assane Diouf ci kaso bi. pourquoi Bara Dolly ci kaso bi. pourquoi ñeneen ak ñeneen et pourquoi Kaliphone Sall ci seen kaw pooj bii ngeen uuf ko di waxtaan ak moom. d'accord lu ci lëndëm dina leer jërë ngeen jëf.